convoqué woon point de presse bi pour waxtaan informer opinion nationale mais également autorités yi xamal nit ñi jafe-jafe yi ñuy dund ci entreprise bi wax ne moom la ñuy liggéey durant ay at yaakaar naa ne Sénégal yëpp war nañu mën a seede liggéeykat travailleurs yi nekk Brioche Dorée kenn mësul ñu dégg dara mais bu ñuy xamal ne am nañu aussi travailleurs dañu am ay droits yoo xam ne dañ koy jalgat travailleurs jël nañu seen responsabilité constituer créer syndicat pour ñu mën a défendre seen ak seen yelleef loolu bu mu amee keroog bi mu amee en 2016 ñu dem élection ñu nekk minorité ñun suñu syndicat Sintra BPRS bi ñuy defee beneen prochaine élection bi en 2019 pardon ñuy travailleurs accordé ñu confiance bi ñuy renouveler ñu jox ñu nekk majorité ci biir entreprise dans les 26 établissements des Brioches Dorées suñu syndicat bi moo nekk majoritaire keroog ba bii boobu ba léegi ñun amuñu jàmm suñu employeur mu ne kut ko kut képp ku bokk ci suñu syndicat dina la faagaagal at menaces yooyu dañu yaakaar ne sax dafay def loolu pour intimider travailleurs yi bi ñu demee ba seet menaces yi mu wax yëpp mu ngi koy def en exécution ci lañ jël suñu responsabilité fexe ba mun a woo ko ci waxtaan ci dialogue parce que ñu loolu la ñuy xam kenn mësuñu dégg dara mais lu ñu jaaxal ni muy bundu xatal travailleurs di leen toroxal daf ñuy yéeme di si boole nag xamal na ne ñun doole la am si kër ci réew mi bi ñu nekk ñun te travailleurs yi ñoo commencé liggéey ak moom benn ba tey bi ñuy nekk ñaar fukk ak juróom-benn entre établissement Brioche Dorée foo dem rek fekk fa Brioche Dorée waaye travailleurs yi amuñu jàmm ñu ngi leen buntu xatal seen droit yi ñu ngi koy bafoué ñu ngi koy foulé au pied kenn respecté ko ñi xam ne mënuñu croiser les bras seetaan ko ñu ne nañu fexe waxtaan ak moom ñu woo ko ay waxtaan ça fait presque 4 ans nangu ñu déglu fu ñu dem rek mu taxaw temb mu ne du fi am suñu syndicat nag comme syndicat responsable dañuy am contrat moral ak travailleurs yi ñu am confiance ci ñun ñu taxaw tem ci ngeen gis temps yële ñu ngi commencé def ay marche ay manifestation ba yàlla def ñuy dem ay rencontre mensuelle ñu jël suñu plateforme revendication yëpp tënk ko ci plateforme ñu ne comme bu ñu toggoo ak moom ci rencontre mensuelle sax PV yoo xam ne daf ko war a signer dafay bañ mu ne du ko signer lépp lu mu jël ci engagement ci entre moom ak délégué du personnel du si def dara te ñu ngi continuer encore di buntu xatal travailleurs yi non seulement amuñu situation salaire bu baax du respecter seen convention bi mais également mu ngi leen signer ay contrat CDD boo xam ne kenn xamul fan la am alors que yoon tere na ko mu ngi leen signer mën na la signer CDD plus de 5 ou 6 fois lu tax mu am succès di ko def parce que bu la signer loo contrat CDD du la nangu jox travailleurs yi seen copie bi daf koy garder foofu ñu joytu ko fu nekk mënuñu am ndam ñu marche ñu def plateforme bi ñu ne léegi nañu ànd ak moom ci inspection du travail bi ñu demee devant l'inspecteur ñuy conduire plateforme bi ñu waxtaan ak moom mu jëlee engagement mu ne dina ko respecter désormais depuis 2019 ba tey deful dara mu continuer di intimider travailleurs yi ku mu dégg mu nekk ci suñu syndicat bi mu ne la sa contrat bu jeexee du ma renouveler travailleurs yi tiit bañ a bokk ci syndicat bi mu ngi bafouer seen droit bi di leen liggéeyloo ay heures yoo xam ne yoon tere na ko di leen chantage bundu xatal leen du respecter suñu convention boo xam ne moom moo nekk moom moo ñu tënk ñun ak moom mais li si gën a garaaw suñu cotisation sociale yoo xam ne ñu ngi ko non seulement am nañu salaire bu neew te respecté wul suñu convention bi mais suñu cotisation sociale yoo xam ne daf koy dagg suñu salaire du ko dem versé ko à l'IPRES suñu problème bi institution bi mooy IPM boo xam ne ci lañu bokk ñun ak moom depuis 2009 ñu ngi plus de 3000 travailleurs yooyu noonu patron bi mooy cotisé 3600 mu dagg travailleur bi 3600 muy 7200 war a ko dem verser IPM bu ñu nekk ñu dem foofu ñu ne ko defal ñu situation IPM parce que travailleur day ñëw ci ñun war a bénéficier carnet IPM dans la mesure où ñu ngi leen dagg IPM pour mën a bénéficier avantage IPM travailleurs yooyu bu ñu demee foofu ñu ne leen doole am carnet léegi nag ñu dem laaj ko
mu lu tax loolu borom IPM bi mu ne ñu waa ji liste travailleurs yi mu déclaré fii ñoom rek la ñu mën a jox IPM ñu ne ko wax nga dëgg ñu dem ci moom pour laaj ko ñu ne ko waa léegi dañu bëgg nga dimbali ñu travailleurs yoo xam ne yaa ngi leen dàkk ci IPM nga dem cotiser leen mu ne du fi am ñu càmbar travailleurs yi xool suñ situation bi nan la toll travailleurs yi nekk ci Brioche Dorée ñu ngi gis ne presque plus de 3000 travailleurs ñu ngi fii bi ñuy demee wax IPM pour ñu jox ñu travailleurs yi mu déclaré foofu IPM mu ne nangu duñu ko jox ñu jël UC sommé ko mu dem laaj IPM la liste des travailleurs yoo xam ne suñu employeur moom la déclaré foofu. Notre grande surprise était que ne moom 614 travailleurs kese la fa déclaré si 3000 travailleurs alors que 3000 travailleurs yëpp ñu ngi leen dagg 3600 3600 ñu ne ko kaa ñu toog ñu waxtaan ci loolu parce que yoon may nañu ñu am suñu IPM bopp ci suñu entreprise parce que on fait plus de 3000 travailleurs mu lànk mu ne du fi am boo waxee mu ne leen foo leen dem neex leen foo leen dem yéen a xam doo leen fi am ndam parce que man sama xaalis laa yor ah ma yaakaar ne ñun ay ndam Sénégal la ay sénégalais comme ñëpp dañuy daan suñu doole rek bëgguñu nekk ay agresseur bëgguñu nekk leen nous voulons gagner notre vie dignement am na ay loi yoo xam ne dañ ko teg suñu dëkk ñu yaakaaroon ne ne loi yooyu noonu képp koo xam ne employeur nga sénégalais nga wala quel que soit nga bañ a nekk sénégalais da nga war a respecter yoon yooyu waaye suñu employeur mu ne du ko def parce que derrière il se sent fort xawma nag ñan ñoo koy jàppale ñu koy jàppale nag nañu xam ne ñu ngi ñuy lor ñun sénégalais comme ñoom ñu ngi lor ay doomu sénégalais yoo xam ne ñu ngi liggéey ci Brioche Dorée xamuñu ñan la nag parce que bëgguñu tooñ kenn mais moom loolu lay bàkku saa su nekk mu ne foo leen dem doo leen fi am ndam parce que man fii damaa yore sama xaalis lu ma neex laay def alors que mu ngi toroxal ay sénégalais yi nekk ci Brioche Dorée des travailleurs dignes yoo xam ne liggéey nañu ak moom commencé ak moom benn ba tey ñu ngi am ñaar fukk ak juróom-ñaar Brioche Dorée yi nekk partout dans le Sénégal loolu la ñuy ñaawlu woo nañ ko ci waxtaan ci jàmm mais nangu ñoo dégg durant 4 ans loolu tax ñuy génn di wax pour ñëpp ñuy mën a ci jàppale Sénégalais yi mën nañu jàppale xam ne seen doom ñu ngi souffrir ci dans les établissements Brioche Dorée autorités yi ñoo xam ne ñoom ñi tax ñoom la ñu fal ñu jàppale ñu parce que waa ji mu ne doole la am xaw ma nag doole bi fan la ko jëlee waaye mu ne doole la am kenn mënu si moom dara donc loolu moo tax ñu woo point de presse bi pour sénégalais yoo xam ne ñooy dem ci Brioche Dorée ngeen xam ne seen doom yi nekk ci Brioche Dorée nekkuñu si jàmm ñu ngi liggéey boo liggéey fin du mois bu jotee dañuy dagg sa salaire 0 franc ngay ñibbi sa kër day dagg lépp dagg doo am dara alors que ñu ngi liggéey 24 heures sur 24 heures loolu na injustice boobu la ñu bëgg a dénoncer informer population sénégalaise informer autorités yi aussi ñu jàpp si parce que yuuxu nañu lii mooy presque xaw ma 5 ou 4 fois ñu ngi wax ci télé ñu ngi yuuxu ñu ngi def marche autorités yi nañu wax ak suñu employeur nekkuñu ci jamono bi njaam ku nekk am na droit ku nekk am na yoon boo xam ne moom nga foofu nga war a tënk bëgguñu nekk agresseur bëgguñu tooñ kenn waaye nag dañu bëgg ñu respecter suñu ak suñu yelleef. waaw ñun suñu mbëbët moom boobu ba léegi ñoo ngi koy mbëbët boobu ba léegi ñoo ngi koy joytu boobu ba léegi ñoo ngi koy waxee fu ne ñun dañ nekk ci entreprise boo xamante ni entreprise racisme la lu tax ma ne entreprise racisme parce que mënoo fi nekk di liggéey ngay bokkal naar même fonction yéen ñaa ngeen bokk même fonction moom mu ñëw ëpp la salaire mun la fay triple fois loolu yaakaar naa ni racisme la fii ku fi naar boo ñëwee da ngay dégg jàmm da ngay am sa lu baax da ngay am salaire yu baax ñun doomu sénégalais yi nag doomu ndet yu ñuul yi mel ni mérité wuñu pour am benn naar boo xamante ni ba mu fiy ñëw yorul dara ñun ñoo ko liggéey jël suñu doole suñu xel suñu ndaw lépp def ko ci Brioche Dorée bi liggéey Brioche Dorée ba Brioche Dorée bi yaatu Sénégal foo tourné gis Brioche Dorée adduna bi kenn mënatu fi nëbb Brioche Dorée fii état bi xam na ni luy Brioche Dorée jaaykatu dorog sax mënul tijjee nii ay Brioche Dorée kon war nañu xam ni kii naar bi lan moo waral muy tijjee nii Brioche Dorée yu bëri parce que ñun suñu bopp yi ñun lay jëlaat di utaat xaalis ñun sénégalais yi ñoo ngi koy liggéeyal parce que maanaam lu mu ñu waral cotiser di ñu ko dagg ñun suñu salaire ba pare du ñu ko versel mu doon ay millions ci moom loolu day yomb pour chaque année ngay tijji ay ñaari Brioche Dorée loolu la suñu directeur général di dund ak ñun suñu IPRES yi duñ ñu fa versel wala muy tëb ay at duñu fa versel billaahi wallahi tallaahi am na ay pa ay maire yu nekk ci Brioche Dorée bi ñemewuñu dem retraite ndax lan seen IPRES amul dara lu leen fa versel ñu koy dund fii ci dëkk bi fii ci Sénégal bi loolu la ñuy dund ci Brioche Dorée bi te ñu ibbi ko ba Mbuur
te ñun ñii ñëpp ñoo ko liggéey am na ñeneen ñu nekk si liggéey bi xoqatal bi dafa weesu loolu xoqatal bu ñuy xoqatal du ay waxantu ay kii gendarmerie lañ lay yóbbu wala police wala ñu dàq la dàq tafaañi nii gérant ba pare doon délégué pour man délégué boo koy dàq dina dem sax ba si ministre bi mais fii laa xamee ni kon naar bi bu ko neexee dàq délégué du mujj fenn moo ngi nii defagul ay 2 mois nañ ko dàq délégué la plus gérant léegi la moo waral muy def loolu fit boobu parce que ki fa nekkoon fële di ko dàqal ay délégué yi monsieur Cheikh Sène moom la ñu débauché en pleine fonction inspection du travail indi ko sunu entreprise yi mu nekk fi DRH man moo ma yóbbu gendarmerie yóbbu sunu secrétaire général bi conk ak régional bi dañ koy waxta dee ñun ay doomu jullit la ñu naar bi lu mu nekkee gars yi nekk si kaw ñoo ko may moom moo ne du ma leen woo régional bi sama xarit la fu leen neex dem leen sama xaalis laa yor te milliardam yooyu ñun ñoo ko liggéey amul woon dara ba muy jóge xombal xam na ma xam nañu ñun ñëpp xam nañu du ñu tricher ñun nag gëm suñu bopp moo tax ñuy jooytu de mais bu ñu àndaloo ak moom chaque mois man mii damay laal ay 500000 wala chaque semaine may laal 300000 parce que looloo fi am na ñoo xam ne da nga lay jox oto jox la sa loger la ba pare si fayal sa doom yi école ngay wër si Brioche Dorée yi naa leen bu leen topp syndicat bi ñii nañuy yàq kër gi def naa 13 ans si kër gi xaw ma li prime de peine boobu ba léegi maa ngi guddi lu nekk liggéey nañ ko sama pour ay wax sama bulletin yi dama ko naroon génne ñu ne bul ko génnee ku wax def 13 ans ndax dina am salaire yu mel nii loolu la ñuy dund ak sunu directeur général fii si Sénégal doomu réew mi ñëpp di ñu seetaan Sénégal ñoo ngi jooytu ñoo ngi dem fu ne lan la ñu bëgg ñu jaay doole naar yi ëpp ñuy doole mais dëkk bi dëkk droit la justice la moo tax ñu tegu si yoon la moo waral sax mënuñu dem Sodida pour def suñu sitting parce que dëkk bi fu mu toll la nañ ne demi barrière yi la ñu nekk si lañ nekk kenn mënul dem fenn ndax coronavirus moo tax ñu toog mais nag ñoo ngi toog boobu ba léegi nag jàpp suñu ñaam mais naar bi di def lu ko neex suñu directeur général di def lu ko neex ak moom ak DRH bi di jàpp travail di leen dàq ku bokk si syndicat bi ñu dàq la ñun nag nañu déterminer nañu sonn nañu dàq nañu rey wala mu tëjuñu mais suñu àq suñu yelleef ñun ñoo ko moom ñoo ngi woon nag ministre du travail ñun ay doomu réew mi lañu moom moo soytu loolu kon war na wax waa inspection du travail xool leen waa Brioche Dorée man lu ma nekk si kër gi yëpp mosuma gis waa inspection du travail ñëw si kër gi di vérifier ndax est-ce que Brioche Dorée tout va bien waaye ñun nag duñu ay xale nag nañu bëgg am ay soxna nag am ay tout tànk suñu soxna yi gaañ di dem di ñaari nene pour am ay dépense loolu nag jomb nañ ko ñun ay góor yàlla nañ ne ku liggéey am mais ñun ñoo ngi liggéey di dellu ginnaaw pour lan naar bi di gën a am ay milliards dem leen Sodida xool leen lu mu fa tijji dem leen Ngor dem leen Mbour centenaire bërki démb 31 décembre la centenaire tijji Brioche Dorée Guédiawaye moo ngi fiy wàjji la benn te suñu prime décembre amuñu ko Brioche Dorée xam nga lan lañ fiy xaar 1er janvier ba 31 décembre lan lañ fiy xaar comme neexal 20000 par année par décembre 20000 30000 moom la ñuy xaar année bii mu ne duñu ko jox ndax la syndicat bi moo taxaw mu ne duñu jox suñu prime de année 20000 te xoolal lii bu génnee ngeen gisaat ay ñeneen nit taxawaat di waxaat parce que ñooñu seen poste day 10 nañu am seen oto ñu fayee leen seen appartement ñun nag ñoo ngi woo président de la république ñun doomu réew mi la ñu suñu carte ñun ñoo ko jox pour réew mi jaar yoon nañu xoolal Brioche Dorée bi ndax doomu réew mi ñun sénégalais ñun ñoo nekk fii de mais ay pa ay maire ñoo ngi si ginnaaw di jooy saa su ne moo tax ñun duñu bàyyi mukk naar bi woo nañu pour jox ñu xaalis pour jox ñu ay poste yu baax mais bugguñu duñu jël suñu yeneen morom yi di torox kon lii nag maa ngi leen di ñaan ngeen génneel ko jox ko président de la république ministre du travail ñu waxal waa inspection du travail ñu ñëw xool Brioche Dorée ndax doomu sénégalais yi mun a tekki mun a jëriñ seen yaay yi ak seen papa yi balaa ñuy dem di jël gaal gi seen bopp yi seen bakkan yi di fa des